mbokk yi jërë ngeen jëf ci teelu bi ñuy rafetlu seen ànd ak télévision nationale la RTS daleen ak jàmm ci xibaar wolof yi bokk na ci li ci gën a fees ñi nga xam ni nag ñooy catholique yu àdduna bi rawatina bu Sénégal doon màggal li nga xam ni moom moo di Noël ni ki tey ci àjjuma ji yemook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre ñuy màggal nag ganuk àdduna ki nga xam ni moo di Yeesu Krista bokk na ci lu ci gën a fees lu toll ci ñeent fukki million ak ñett la ñu yëkkati ngir dugal ko ci wàllub financement ñi nga xam ne nag ñooy gëstukat ya nekk ci daara yu kawe yi lii na nag day tax bu gën a yombal seenub liggéey dinañ ci dellu si ci nu mu gën a yaatoo xam ngeen ni nag tàmbali nañ li nga xam ne nag moo di rétrospective bu atum 2020 ni ki tey nag dinañ leen dëgtal lu jëm ci wàllub environnement niki noonu ci wàllub santé ci kanam tuuti lay doon mbokk yi jërë ngeen jëf ñuy am mbégte teewaat fii ngir dégtal leen xibaaru wolof yi dañ koy tàmbali ak ki nga xam ni moo di njiitu réew mi président Macky Sall dalal kii di styliste bi di Oumou Sy moom nag mu ñëwoon waxtaan ak njiitu réew mi lu jëm ci wàllug tàmbaliwaat atelier bi ñu duppee Lady ngir tàggat nag ci yenn technique traditionnelle lu jëm ci wàllub costume wala bokk parure moom nag mu àddu jëmale ci wàllub projet bi nga xam ne nag dafa jëmale ci wàllub colon roi wala bokk almami ñu teewlu ko bi mu génnee ci audience bi nga xam ne nag moom la amoon ak président Macky Sall. maa ngi jaajëfal déjà président bi di ko remercier bu baax le fait que mu recevoir ma tey wax ak man defe naa pour que président de la République recevoir ma wax ak man c'est la première fois parce que il faut quand même ñu wax ko ndax laajte bi moom dinañ ko def waaye pour que nit ki def attention ci yow tam loolu tam dañ ko war a njukkal parce que wuyu na ma déglu na ma waxtaan naa ak moom pour sama atelier de formation yi ma amoon léegi yi nga xam dama doon former xale yi partout dans le monde ñuy ñëw di def stage fii en même temps may former waale xale yi nekk ci réew mi école boobu dafa tëj lu yàgg léegi pour que école boobu atelier boobu ubbi moo tax ma tase chef d'état bi tey pour wax ko nag lan mooy sama mbébét pour maintenant léegi def benn ay livres yi nga xam ne mooy histoire roi et reine yu Sénégal yi ak almaami yi ak arrivé colon yeeg yëpp mooy ñetti œuvre yi ma war a defar yi nga xam ne day am film en même temps am spectacle en même temps am ay livres d'art yoo xam ne dañ koy jàng ci école yi loolu laa doon waxanteeg président pour que mu dimbali ma naka laay sottil mbébét boobu waaw ci loolu lañ doon waxtaan. ni ma leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi ñi nga xam ne nag ñoo di catholique bu àdduna bi rawatina fii ci Sénégal doon màggal ni ki tey ci àjjuma ji yem ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre li di xam ni moo di Noël muy ganuk àdduna kii di Yeesu Krista ki nga xam ne nag mooy archevêque bu Ndakaaru di Monseigneur Benjamin Ndiaye moom moo jiite messe bi foofale ci fondation Saint Barnabé bu Caaxoy dañ koy teewlu gannaaw ba messe bi noppee. fekkente ne nag yàlla ñëw na ba gane si ñu xanaa kay gan dañ koy teral am na loo xam ne nag méngoowul ak jikko chrétien bu fekkente ne ñu ngi dundal bu baax a baax sunu ngëm kon booba di yaakaar naa ne am na loo xam ne dinañu tàggu ak moom te du jàmm rek la mun a indi kon nag Barnabé itam dafa am jikko déggoo il sait réconcilier les gens il a fait de Saul l'ancien persécuteur un chrétien admis dans la communauté te jëmul foofu waa Antioche ne leen comme que sawar ngeen dañ leen yónni mission ngeen dem waare ji évangile Barnabé ànd ak Saul ñu def seen premier voyage missionnaire bu ngeen jàngee xabaaru apôtres yi le livre des apôtres des actes des apôtres vous allez trouver tout ça. nekkoon Monseigneur Benjamin Ndiaye mi jiite woon messe bi niki tey ci suba gi chrétien bu diocèse bu Kaolack ñoom it màggal nañ li nga xam ne moom moo di Noël ñu bari nag teewoon nañ ca cathédrale
Saint-Théophile ngir teewe messe boobule ki ko jiite woon nag di évêque bu Kaolack Claire Diop. lii nga xamante ni moom moo di Noël nag ñi ngi koy màggal ci nga xamante ni nag feebar bi di mbas mi ngi lëmbe dëkk bi mu mel nag terewul ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taalibe yi daal di ñëw waaye nag kenn ku nekk rek daal dina respecté li nga xamante ni moom lañ duppee mesure barrière yi ci cathédrale bu Ndakaaru nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taalibe yi ñëw nañ ci messe bi nga xamante ni moom mooy màggal juddu kii di Yeesu Krista. bu ko déglu message bi archevêque de Dakar joxe vraiment nga xam ne église bi kat mbas bi mu commencé ba léegi yaakaar naa ne ñoo ngi woon ci kanam ci xeex bi fidèles yi aussi am comportement bu responsable les mesures barrières yi ñëpp a ko respecté en même temps aussi yaakaar naa ne ku ñëw fii tey am na li nga mën a yóbbaale li nga mën a yóbbaale toll na ci message bu am solo boo xam ne archevêque bi joxe na ko ak hommage boo xam ne également rendre na ko le personnel de santé. évêque bi tamit ñaan at bi ñu jàll metti na ak pandémie bi sacrifice yi metti woon na torop ndax ku xam évêque xam kilifa diine li ñaanu mbooloo mën a représenté ci communauté ñu toog diir bu yàgg église yi tëj mu wax ko sant si tamit fidèles yi ñiy mën a comprendre loolu ba mën a respecter mesures barrières yi mu ñuy ñaax ñu gën ko continuer ndax mbas mi ku ci nekk da nga ci war a respecter mesures barrières yi bu ko ñëpp defee rek ñu mën a nekk ñu mën ko génnee ci réew mi. kii nga xamante ne nag moom moo jiite jàngu bi fii ci Ndakaaru di monseigneur Benjamin Ndiaye nag ci waaraateem rek dellu si na bu baax a baax ci ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci lii di corps médical bi waaye itam mi ngi dalal xel yi tey ñaan ndax lii di mbas mi daat fi jóge bu gaaw a gaaw moom nag ci biir waxtaanam itam dellu si na ci ki nga xamante ni moom lañ duppee kii di ñu sauver kii nga xamante ni moom la yàlla yónni wala sax ki nga xamante ni ñi ngi koy woowee Seigneur. màggal gi ñuy màggal judduk Yeesu Krista nag daat na indi li nga xamante ni moom moo di espoir ci xolu ñëpp temps yi ñuy dund nag ni temps yu metti yoo xamante ni lii di mbas mi daat na lëmbe fépp message bi nag daal di tax ba kenn ku nekk rek sa xel daal di dal. mu nekkoon Kaltoum Gueye mi ñu demaloon foofale ca cathédrale bu Ndakaaru niki démb ci guddi ci mbees bi nga xam ne nag moo doon wane tàmbalik festivité yi foofale sax gis nañ ni nag matuwaay yëpp jël nañ ko ngir moytandiku jàngoro ji di mbas mi ni ma leen ko waxee woon ca diocèse bu Kaolack chrétien yi màggal li nga xam ni moo di Noël ñu ñëwoon nag teewa ko ca cathédrale bu Saint-Théophile ak Claire Diop lañ ci àndal. réveillon Noël bu ren ñu amal ko ci anam bu doy waar ndax kat mbas mi nga xamante ni mu ngay lëmbee jamono ci waxtu wi nag ñu amal ay xumbute ci wàccoo ak mesure barrière yi nga xamante ni kilifa yi yor wàllum wérgu yaram gi wax nañ ko feebar bi nag taxul kex ci ni ñëw ñuy rek màggal juddu ku Yeesu Krista. ñu ngi sant yàlla yokk ko ca lañ ko doon sant comme yàlla may nañu ñu fekkee suñuy Noël ci jàmm ak salaam ñuy ñaan yàlla yokk ñoo wër ak wërle feebar bi tamit yàlla jot ko fee dindi comme nag na paag yeeg yëpp mënuñu woon jàng suñu mees yàlla may nañu tey ñu jàng suñu mees sant yàlla rek la ñu mën. tey kontaan na si trop moom parce que franchement ñun ñëpp foog ñu woon ne nañ def Noël mais ak yàlla ak pexem def na bañ def mees bi ak jàmm ak salaam mees bi nag lu tax ñu doon xalaat duñ ko def coronavirus bi pandémie bi nga xam ne toog nañ ay weer yoo xam ne defuñu ko mais yàlla ak ay pexem def na bañ def ko tey ñaan nañ ci yàlla nag mu disparaître jóge fi dem ba abadan ba ñëwaat franchement tey kontaan nañ. évêque bu diocèse bu Kaolack moo amal messe bi file ci cathédrale Saint-Théophile ci waxtaanam mu ñëw ci lu yaatu ci mbas mi nga xamante ni moo nekk ci réew mi. Au cœur des moments obscurs de cette pandémie. muy rek woowandi nit ñi rawatina chrétien ni ñu moytu bu baax a baax feebar bi bu ko defee ñu mën cee mucc ñëw na itam ci ana lan moo war a tax ñuy màggal Noël mu ñëw ci dundu ak jaar kii di Yeesu Krista ak jàngale bi nga xamante ni wax na ko àdduna li la di tax taalibe yi mën a tegu si yoon bi nga xamante ni moom la rëdd. Ce nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire est
le Messie du Seigneur. ci guddi gi nag bare na chrétien yi nga xamante ni ñëw nañu file ci cathédrale Saint-Théophile ngir rek amal messe bu Noël donte sax joxante wuñu loxo teewul nag ñoom dund nañ ko ci foi bu mat sëkk lépp rek ci jàmm ak salaam waaye itam mbégte ci xol yi. leneen lu soxal xibaar yi ki fi nekkoon secrétaire général bu ministère bu économie moom nag gannaaw bu mu génnee àdduna denc nañ ko foofale nga xam ni moo di Luli Mbafay nekk ca Sandiara ministre Amadou Hott ak Abdoulaye Daouda Diallo niki noonu yeneen i personnalité ñoom nag gunge nañ ko ba ci kër gu mujjëm njiitu réew mi nag moom jël ndogal bu am solo ñu xam ne ni école nationale de la statistique dinañ ko jox turu Pierre Ndiaye dañ ci teewlu ki nga xam ne moo di jëwriñ bi ñu dénk wàllu koom muy Amadou Hott. tey nag bis bu tiis la si ñun si ñëpp ñi nga xam ne xamoon nañ Pierre Ndiaye wala dégg nañ ay mbiram ndaxte Pierre Ndiaye moo nekkoon sunu secrétaire général ministère de l'économie du plan et de la coopération mais balaa loolu nekkoon na fi directeur général de la planification et des politiques économiques nekk au cadre de la banque de la BCEAO mu nekk koo xam ne ndawu Sénégal la woon grand cadre commis de l'État ci Sénégal nekk nit bu yiw bu mën liggéeyam bu xarañ bu teey nit boo xam ne dafa doon jéem a fédéré mooy boole nit yi même soo leen nekkee ci réunion sax moom toujours position am pour jéem a fédéré nit yi la woon Pierre Ndiaye nag def fi liggéey bu am solo ci Sénégal ñëpp ràññee ko partenaire au développement yi ràññee ko moo tax nag il fallait que ñu dem ci village am fële ci Luli Mbafay pour inhumer ko fi ñu ko doon denc gis ay mbokkam présenter sunu ay condoléances indi sunu njaalu président de la République son excellence Macky Sall njaalu gouvernement du Sénégal ak njaalu ministère de l'économie du plan de la coopération ak ministère des finances et budget ma ànd ak sama naataango le ministre Abdoulaye Daouda Diallo ñu ànd fa représenté président de la République représenté sunu ay ministères ndaxte sunu collaborateurs yëpp yu fi nekk ñaari ministères yi ñu ci bëri xam nañ Pierre Ndiaye liggéey na ak moom ñëpp naw ko ñëpp di roy ci moom ndax ci lu mu doon def lu baax ci compétence am ak ci xarañam ci liggéey ñeme liggéey nekk nit boo xam ne dëgg lay wax ku am xam-xam ñëpp vraiment respecté ko mu nekk nit boo xam ne aussi da doon uuf ñu ndaw ñi di leen won nu ñuy defee liggéey loolu daal moo nekkoon témoignage bu mu bëggoon wax xam nga soo déggee aussi plan Sénégal émergent ñëpp xam nañ jéego yu si Pierre Ndiaye dox PAP 1 mooy PAP 2 programme résilience économique sociale bi mbas bi ñëwee liggéey bu mu ci def ak sunu ministère bi mu jiite liggéey yu bari programme de relance tam mu taxaw ci ñëpp ràññee ko ci moo tax nag témoignage bi c'est unanime ñëpp benn kàddu lan wax mooy ku mel ni moom c'est rare qualité yu mu boole yëpp nekk ci benn nit jafe na nga gis ko ci nit qualité yu bari la boole yàlla may ko ko ñu jaale ay waajuram ay mbokkam ay xaritam ak njabootam soxnaam ak ay doomam ak ñëpp au nom de la nation au nom du chef de l'État ci turu ñëpp vraiment Sénégal perte na doom bu am solo doom boo xam ne liggéeyal na Sénégal président nag moo tax président Macky Sall jël na ndogal ne école statistique bi nga xam ne moo nekk ci l'ANSD école bu ñu ràññee c'est une école africaine ñu bëri dañuy jóge ay Cameroun jóge dëkk yu bëri ñëw ñu leen di former fii ci Sénégal école statistique boobu président nee na nañ ko tuddee Pierre Ndiaye incha allah den ko def ci fan yi di ñëw. beneen xibaar bu tiis muy génn ko àdduna ki nga xam ni moo di Soumaïla Cissé jiite woon opposition bu réewu Mali moom nag génn na àdduna gannaaw ba mu amee woon jàngoro ji di coronavirus ma nga amee nag ca Paris ki nga xam ne nag moo jiite woon parti bi di URD ñu fàttali rek ne bu yàggul jàppoon nañ ko fi otage daanaka sax biñ ko bàyyee yàggul dara dinañ ci dellu si waat ci suñu yeneen jotaay xibaar. ci réewum Niger lu toll ci juróom-ñaari millions
électeur war nañu fal niki dibeer ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer décembre bi ñu nekk ngir fal président bu wuutu ki nga xam ne moo di Oussouffou. observateur yu CEDEAO nag am nañu ndaje ak jëwriñ bi ñu dénk wàllub biir réew mi ngir tënk lu jëm ci élection yooyu dañ ciy teewlu suñu naataango bañ fa yebal. 7 446 556 électeurs, 25 978 bureaux de vote la ñu ubbi ñu toftal ci 37 000 agents ngir nag ñu sàmmonte karange ci téeméer boo jël mu mel ni juróom rekk ci manqué ngir nag ñu am taux de retrait bu mat sëkk rawatina sax fanweeri candidat lii nag mu mel ni moo di lim goo xamante ni mën nañ koo jàpp ci lu jëm ci wàllu élection législative ak présidentielle. ki nga xam ni moom mooy Alkash Al Khada moom mi nga xam ne moom la ñu dënk lépp lu jëm ci wàllu kaaraange biir réew mi moom nag mi ngi xamle ni taxawaay yi yëpp jël nañ ko ngir nag képp koo xamante ni bëgg ngaa wote nga wote ci anam yi nga xam ni noonu la ko constitution bi tëralee fii ci biir Niger. mu mel ni nag kadduwam dëppoo na ak li nga xamante ni moom moo di kaddu Mohamed Nomadi Sambo moom mi nga xam ni moom la ñu jiital fii ci biir mission bu CEDEAO fii ci biir Niger. loolu mooy li nga xam ne moom moo ruusee ci seen waxtaan seen janoo nag mu mel ni am na ci jamono joo xamante ni Niger mi ngi amee benn défi boo xamante ni moo di fal njiitu réew mi. Niger di wàcc jongante goo xamante ni mooy falaat njiitu réew mi mu mel ni doon na réew moo xamante ni tey ji lépp ni tekk ñi ngi xaarandi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kujje gi ngir nag ñu mën a fal kenn koo xamante ni mooy jiite réew mi. loolu nag mi ngi am ginnaaw bi nga xamante ni njiitu réew mi fi génn muy Mouhamadou Youssoufou dalal na xeli ni moom du ci bokk waaye it tamit mi ngi dalal xelam ni tey ji li nga xam ne mooy mbégteem gu gën a mag mooy mu jox nguur gi ki nga xamante ni moom la ñu tabb ñëpp ànd ni mooma. loolu nag mu doon loo xamante ni mi ngi am ci contexte boo xamante ni fii Niger jàpp nañu ni li fi jëm ci wàllu ay coup d'état bëri na fi lool wante it ñi ngi jëm ci élection yoo xamante ni dina am solo ngir nag luy tabbaat réew mi mu jëm ci kanam élection yi da ciy bokk. Abbas Sow, Pape Sidi Dia depuis Niger pour la RTS. jërëjëf Abbas Sow dina ñàkk ni dinañ dellu si waat ci yow ngir nga dégtal ñu lépp lu tukkee ca élection présidentielle bi am foofu ci réewum Niger. leneen lu soxal xibaar yi OFNAC lëkkaloo ak lu ministère bi yor wàllum collectivité territoriale doon waxtaane nag lépp lu jëm ci wàllub état civil li tax a jóg lël boobu moom mooy fexe ba yenn lënc yin ci jànkonteel mu deñ fi Ousmane Doye. ci taxawul ñi nga xam ni mooy wàllu état civil bi nekk lu nga xam lu am solo la ci gox-goxaat yi rawatina ci maire yi loolu moo tax kii di OFNAC jël itam lëkkaloo ak ministre bi yor loolu ci nguur gi ngir waxtaan xool tamit lépp lu nga xam ne wàccuwaay la ngir xool lépp lu ko mën a yàq wala lu ci mën a dugal guerre. xam nañu tey adduna bi nu mu jaxasoo ñu ngi ci cybercriminalité ñu ngi ci terrorisme contexte boobu moo am tey ci adduna bi guerre am na il faut ñu préparer nit yi sensibiliser xamal leen que. yoo xam ne yoon bi mu ngi fi mais avant ñu del yoon di dal ci kaw yi moo ñu sensibiliser leen ñu moytu def yenn yi moo gën loolu moo tax ñu jóg tey ñun ak OFNAC damaa ñëw fii ci turu Oumar Gueye ministre des collectivités territoriales développement de l'aménagement territorial pour ñu waxtaan ak waa OFNAC ak ñeneen acteurs ñoo xam ne ñu ngi ci système bi mooy ñoo xam ne ci santé mooy ñoo xam ne ci éducation gis nañu élèves yoo xam ne dañuy toog dem école yàgg fa fekk amuñu ay acte gis nañu ay émigré souvent dañu am problème ay acte loolu il faut mu jeex gar bi nag am nañu secteur yoo xam ni tey yu nécessaire yu important ci état la comme état civil donc dañoo war a sensibiliser def ay prévention pour nit yi xam fraude bi ak corruption bi dafa war a deñ ci secteur état civil. dafa fekk ne bu ci OFNAC dugalee loxoom taxaw ci tamit dafa am lu nga xam ne am na ci solo mooy yitte yi ci nekk di ko yàq daf ci bëri te yàgg ci te lii di taxawaay bi ñu taxaw tey di ko def liñ ci am yaakaar ne buñ ci génnee lépp luñ ci càmbar buñ ko taxawalee lii di guerre ak lépp lu mën a yàq lii di état civil fii ci Sénégal danañ ko sippi teg ko fële mu nekk lu nga xam ne dana dox ci yoon te képp ku ci war a jotandi jot ko. dañuy àddu jëmale ci tolluwaayu mbas mi fii ci Sénégal lu toll nag
ci téeméeru doomu aadama ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo am doomu jàngoro ji cas communautaire yi toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar dañ ciy teewlu ki nga xam ne nag moo di docteur El Hadji Mamadou Ndiaye yor kàddu ministère de la santé. Ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent test yi ñu def téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñaar fukk ak benn ñu tuddee cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé te mu ngi bàyyeekoo ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ni ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee Thiès am na ci fukk ak ñaar Touba am ci fukk Kaolack am ci juróom-benn Dakar Plateau ak Richard Toll am nañ ci ku nekk juróom ñeent ci Mariste ci Médina ak Saint-Louis ñett ci Diourbel ak Yoff ñaar ci Grand Yoff Liberté 4 Liberté 6 Mamel Ouest Foire Parcelles Assainies Point E Rufisque Sacré-Cœur 3 Tamba ak Yaraax benn ci Almadies Cité Djily Mbaye Cité Keur Gorgui Cité Mixta Colobane Dara Daaru Musti Derklé Grand Médine Guédiawaye Guinguinéo Linguère Louga Mermoz Ouakam Patte d'Oie Sokone Yeumbeul ak zone B ñeent fukk ak ñett si malade yi ñu entré woon tey wér nañu bu si yàlla àndee dinañu génn ñaar fukk ak juróom-ñett ñu nga réanimation juróomi malade ñàkk nañu seen bakkan bu su démb alxamis ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junne ak juróom-ñett ak ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junne ak juróom-benn ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom wér nañ si ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ñàkk seen bakkan mu des junne ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen fàttali na ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan bi di bàyyi xel ci ñett mbir di sol seeni masque ni mu waree masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di raxas seeni loxo ndox ak saabu wala di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité di dandante ci yenn bërëb yi. mu nekkoon lii di digle yi ki yor kàdduk ministère de la santé xam ngeen ne nag ay fan ngi ni ñu leen di dégtal lu jëm ci rétrospective bu atum 2020 maanaam li gën a fes ci atum 2020 ci wàllub wér-gu-yaram lii di jàngoroy Covid-19 wala bokk mbas mi nag di wéy di lëmbee àdduna fii ci Sénégal nag bari na secteur yoo xam ne nag sooxe nañ ndax jàngoroy mbas moomule donte nag am na nag ay jéego yu am solo yu ñu def ci wàllub xeex bi gis nañ ni daal mi ngi amaat doole fii ci Sénégal Oumou Balde. 2020 nekk na at boo xamante ni ci wàllu wérgu yaram at bu chargé la pandémie Covid-19 bi nga xam ne Chine la feeñee woon ci ndoxteel at bi tasaaroo na ci àddina bi yépp te Sénégal mucc si réew Sénégal mu ngi enregistré premier cas am ci 2 mars boobu ba léegi. gestion pandémie bi moom daal moo mobiliser moyens yépp ci wàllu xeex jàngoro ci jamono ji sax lañu voté budget 2021 bu ministère de la santé te gestion mbas mi am na ci wàllu bu rëy waaye mbas mi tamit tax na ba système sanitaire bi ñu yokk ay jumtukaayam te loolu tax na tamit ñu accélérer liggéey ñu tàmbale woon tabax ay hôpitaux régionaux bu mel ni bu Kaffrine bu Sédhiou bu Kédougou ak bu Touba
2021 tamit am nañ si yaakaar bu baax a baax ci fin 2020 bi am na ay vaccin anti Covid yu ñu validé ci ay réew yu bëri Sénégal moom tamit mu ngi préparé ban stratégie lay def pour mën a dugal fii vaccin bi mën a xeex mbas mi ñu war a vacciner ak nuñ ko nar a defee ñu ngi koy préparé ci ministère de la santé ci jamono ji sax seetlu nañ ni cas Covid yi dafa yokku loolu moo tax waa ministère ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ak population bi ñëpp a ngi renforcer stratégie yi ngir mën a respecter gestes barrières yi respect mesures barrières yi bokk na ci ñu tere lépp luy rassemblement. lu jëm ci wàllub alam gi itam mbas mi moyu ko ci atum 2020 bi nag nemmeeku ci nan ay événement yu am solo nu ko mel ne woteek loi sur le plastique wala bokk ay campagne de reboisement yu ñu amal ci loolee sax nag màggal nañ bis bi ñu jagleel lii di garab wala bokk ozone lu jëm nag ci wàllub Covid bi nag tax na ñu tëj lii di parc Hann lu jëm ci wàllub gazelle yi nga xam ne nag daanaka dañ fi deewoon wala bokk am yoo xam ni dañ leen doon transféré ni ki noonu lu jëm ci wàllub menace yi ñu gis ci corniche bi Abibou Mbaye li gën a fees lees mën a fàttaliku ci atum 2020 jëm ci alam bi bokk na ci loi bi ñu woote ci pencum ndawi réew ma juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2020 ngir dakkal lépp luy plastique mbuus ak yu ne demee donte am nañu lànk terewul moom ñu nangu ramasser ci marché yi lim yu takku ci mbuus yooyu rax ci dolli fësal ci ab campagne ngir soññi askan wi ñu bañ a jëfandikoo plastique bés bi ñu jagleel garab màggal nañu ko atum 2020 guy wala baobab di Adansonia digitata moo doon garabuk turandoo bi président de la république jëmbat garabam ca Diamniadio teg ci joxe ndigal ci campagne reboisement 2020 ministre bi yor alam bi ak agence grande muraille verte ak reforestation tàmbale campagne bi ca Touba Tivaouane Ndakaaru jeexale ko ca Kédougou 2020 ñu tàmbale yeesalaat tefesuk Hann di projet bu ministre assainissement ak ndox mi yore bés bi ñu jagleel ozone ci àdduna bi màggal nañu ko itam ci suñum réew ngir ñaax askan wi ci li ci aju ci gàllankoor yi mu mën a andi corniche bu Ndakaaru di wéy di fàq ngir song gi ñu koy song saa su ne ba am ab mur bu fa daanu tax njiitu réew mi santaane ab rapport ci lépp lu aju ci ndell yi ak lépp luy jóge ci suuf lees mën a jariñoo ren jii nawet bi nangu lool tax ñax bari lool andi ay daay campagne yu alawtiku daay yooyu ñu tàmbale ko Matam ak Louga 2020 accord bu Paris ci wàllu financement vert am juróomi at toll ci téeméeri milliards ci dollars waaye mbas mii tax koppar yooyu yëwanul na mu waroon a ñëwee mbas mi du nit ñi rek la mbas waaye mala ya ca parc bu Hann amatuñu kenn ku leen visité ndax tëj gi ñu leen tëj lu ko jiitu King Kong di nopp si jaboot bu amoon 20 at ak juróom-ñett màgget tax mu faatu ci 2020 kéwali oryx yi ñu doon jëlee ca réserve Katané ca Ranérou Ferlo doon leen yóbbu ci ab ferme privée bu ministre bu environnement seenu faatu andi na woon coow waaye li Sénégal liggéey waa UICN mi saytu alam bi ci àdduna bi rafetlu nañu ko tàmbalee juróom-ñeenti oryx mu tollu tey jii ci juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci ay kéwalu oryx tawat ci daloon nappkat yi ministre bi leeral ni lenn bàyyikoowul ci alam bi maanaam du algue atum 2020 tàmbalik liggéey ca Ndar géej ngir gàttandu géej gi ca Langue de Barbarie koppar yi teew ci taxawaayu partenaires yi ak nguuru Sénégal. jërëjëf Abibou Mbaye suñu yeneenu pàcc rétrospective bu atum 2020 dinañ leen ko dégtal si suñu yeneen jotaay xibaar lay doon. Programme d'appui à la modernisation de l'administration di PAMA ak li nga xam ne moo di groupe La Poste dañu xaatim ab lëkkaloo li ko tax a jóg nag moom mooy fexe ba gën a yaxanal seen liggéey Awa Ndiaye. PAMA di programme d'appui à la modernisation de l'administration ak groupe La Poste ñoo xaatim lii ñu lëkkaloo nekk benn boole seeni doole ci benn partenariat. lii nag dina gën a dooleel liñ naan modernisation de l'administration mu nekk programme bu am doole loolu ci état bu Sénégal. tey jii ngir mën a jégale administration bi ci administré yi jaadu woon tey ñu wasaare ay bureau ci gox yëpp ci loolu madame Mariama Sarr taxawaloon benn caravane bu ñu woowee caravane service public
mu demoon daaw ci région centre ren ñu demoon ci région nord bi installé fi aussi ay bureau relais ngir dimbale fonctionnaire yi nga xam tey ñi ngi jógee ci àll bi di ñëw ba Dakar ngir rek déposer ay dossier mu dakk kon depuis daaw ba léegi tey on a eu 6 bureaux yu ñu installé ci Kaffrine ci Fatick ci Matam ci Diourbel ak ci Louga kon nag bu amee aussi faw ñu ñëw fa di fa déposer ay dossiers bu ñu fa déposer aussi fa aussi am lu koy yóbbu li koy yóbbu nag lu wóor la war parce que ay dossiers fonction publique la ay kayitu jàmbur donc dafa war am service bu wóor lay doon loolu nag poste lañ ci taamu te aussi mu gaaw parce que dañu wax tey fast track la ñuy wax donc pour mu gaaw aussi je crois poste tey jii mi ngi ci dox gox yi gën a yàqule ci Sénégal boo fa demee am na poste. directeur général bu groupe La Poste jaajëfal na daal kii di coordonnateur bu PAMA ginnaaw bi nga xamante ne ni wóolu na lool La Poste ci wàllu transfert yi dossier yi nga xamante ne ni dañ koy yóbbu ci bureau relais yi loolu nag dina gën a yombal liggéey bi lii di diiwaan bu Kaffrine tàmbali na expérience bi mu nekk phase test bureau relais boobu nag tàmbali na liggéey bi ak La Poste autorité yi daal gis neen ci seen bopp bu baax nee nañ daal liggéey bi daal gën na jëm kanam. jërëjëf Awa Ndiaye mbokk yi li moo fi rusandi woon ci ay xibaar ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi fi lekk juróom-ñetti waxtu kii di soxna mu balde dina fi teew ngir dégtal leen xibaaru nasaraan yi jërë ngeen jëf